asalaamaaleykum ñu dellu siwaat santaat yàlla sunu borom saison 2022 dawal nañu ko ci jàmm ba jeex na ci jàmm léegi nag ñu war a dellu siwaat ci plateau yi ak RTS ren nag course yi wane xar kanam yu am solo ndax son excellence le président de la république recevoir na monde turfiste bi yépp avant grand prix chef de l'État muy bis boo nga xam ni histoire daf koy retenir ndax masul am wala boog ñun masuñu ko fekke mbaa ñu dégg ko kon son excellence toutes nos félicitations tey nag ñu am ñaari invité ci suñu plateau kenn ki mooy Mame Cheikh Diaw Thiès la jóge nekk xale boo nga xam ni fas yi fii ci Sénégal am na seen maîtrise bu baax a baax waaye amaat beneen invité muy Idrissa Kassé moom itam jóge Tëngéej di xale boo nga xam ni ku nekk xam na ni fasu France yi wala boog le monde entier da ci am xam-xam nit nag bu xamee dara dañu ko war di woo muy wone li nga xam ni moom la xam loolu moo tax tey ñu invité Mame Cheikh Diaw invité Idrissa Kassé du gan ci plateau RTS parce que nit la ko nga xam ni ñëw na fi ñëwati fi waaye comme xam-xam xawma bokku ca te mbirum fas tant que wajan yi di jur bis bu ne lu bees day am moo tax ñu woowaat ko ñu bàyyi Mame Cheikh nga nuyoo après ñu ñëw ci suñu xarit Idrissa Kassé. waaw salaamaaleykum Père Matar maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen def seen wàccuwaay di nuyu sama tonton Idrissa Kassé di leen nuyu bu baax a baax a baax a baax tey ñu ñëw fii fas yéene def ak yow émission bi waaw. yàlla na ko yàlla mottali Idi. waaw maa ngi nuyu ñëpp di ko tàmbalee comme fa ma ko daan tàmbalee sama waajur bu góor maa ngi koy nuyu di nuyu tonton Matar suñu tonton nga suñu xarit nga. waaw même bu ñu gëjee gisee it ñoo ngi gisee ndax ñi ngi déggante duñ toog semaine wala 2 jours yoo xam ne déggante wuñ. yàlla boole nañu di nuyu tamit suñu rak Mame Cheikh parce que c'est un jeune boo xam ne vraiment c'est à encourager. parce que ñi mel ni ñoom buñ baree rek. parce que fas boo gisee sax mu xaw a lajj tuuti fii suñu réew. ñàkk cee wax la. mais bu ci jeunes yi duggee di ci wax rek sant yàlla quoi. Mame Cheikh ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. di la jaajëfal. fas sax lajjul xëy na yoreenu course yi moo lajj ak yooyu mais fas moom macha allah mi ngi tegu ci yoon woo nga xam ni mbiram kanam rek lay dem mais dañu jóge ci grand prix chef de l'État am fas boo nga xam ni moo ko raw ñu di ko wax El Capo nag. juddoo ci ara national bu Daara Jolof baayam mi ngi tudd Honor and Bliss nekk doomu ay guest honor nekk doomu Kenmar Kalamun Zeddan Grisoroven Nasrullah bon grand prix bi tax nañu invité Mame Cheikh kon ci la ñu koy jëkk a laaj Mame Cheikh grand prix ren nan nga ko jàngatee ak foo ko séntuwoon. waaw Père Matar grand prix bi ren neex na trop. te boo xoolee fas bi raw moo nekk El Capo. bokkul woon sax ci 5 favoris yi. mu daal di ñëw raw course bi. boo xoolee ñi ngi amoon plus de 16 partants. ou bien 17. 15 partants. ñoo waroon daw ci distance su 2650 mètres. waaw ki ko raw muy El Capo. mais lu taxoon bokkul ci favoris yi. parce que moom fasu groupe 3 la. waaw te fasu groupe 1 yi miin nañu distance bi te moom benn yoon la ci musa ànd ak ay moroom moom raw leen ci ca Daara Jolof. en même temps moom poulain 3 ans la. nekk groupe 3. groupe 3 mooy groupe bi gën a faible. faible. en même temps moom demi-sang la booy xool ni
course bi ñaari demi-cent ñoo ci nekkoon ñoom ñaar ñoo tegaloo. lan moo waral loolu. waaw boo xoolee ci liggéey bi la rek. ndax entraîneur yi seeni loxo dañuy wute. ndax boo xoolee moom entraîneur bi ko yor bi mu nekkee kër Moustapha Achane dafa ànd ak moom dem écurie Lamba Faar. moo tax mu trouvé ko à 100%. ba ci ki am deuxième moom it entraîneur bi ko yor xam na ko bu baax a baax a baax. entraîneur El Capo nu mu tudd. kii mooy entraîneur am defe naa Daali moo ko yoroon foofu. Daali. waaw moom mel na ni liggéeyam lu sax la. ndax vraiment fas wi autant de sorties que de victoire la def. li mu daw yëpp moom moo raw. mais comme fas yi bu ñu leen di tudd fas yee ca France a tax ndax ñoom la ñuy jëndi di leen indi di leen boole ak suñu wajan yi pour améliorer notre race chevaline. ci kaw loolu dinañu dellu siwaat ci yow mais il faut ñu waxtaan ak Idrissa Kassé ci fasu France yi Idi France fi mu nekk nii ba yan course moo fa gën a ràññeeku ak yi jot a jàll yan fas ñoo leen. waaw yi jot a jàll. parce que fas yi bu ñu ko cantonné rek dëgg la arc bi France lay daw. mais course yi ñuy raw pour mën a ñëw arc nekkul ne course français rek la. parce que d' abord dañuy xool le premier derby du monde. c' est le derby d'Epsom. derby d'Epsom waaw kooku chaque samedi bi njëkk a am si mois de juin ci àdduna. ci lay loolu am. waaw depuis les années 1800 mi ngi am. waaw derby d'Epsom ren nag ki ko raw di Crown Desert. Crown Desert def na 8 sorties 8 victoires di doomu Nathaniel tamit. ah doomu Nathaniel waaw Nathaniel tamit di doomu Galileo. Galileo tamit moo rawoon derby waaw moom moo rawoon derby d'Epsom en 2001. donc c'est l'histoire qui se répète. chaque jour boo xoolee ce sont les mêmes courants de sang. ñooy ñëw maanaam c'est toujours mooy li ñu koy waxee rek c'est nos danseurs. moom mooy ñëwaat à tout moment te gëm naa ne. fii ba kër ba course di jeex si àdduna. deretam day ñëw. waaw parce que boo xoolee vers les années 80 ba léegi lii di raw. su dul doomam di sëtam. lu ci dul doomam di sëtam. waaw am na fas boo ma ni léegi moo gën a ràññeeku actuellement nii ci àdduna bi. c'est Bayit di doomu Caesar Stars yaay ji doomu King Mambo. Caesar Stars Caesar Stars doomu Cape Cross la. Cape Cross Green Desert Danzig. Nozen Danzig. Caesar Stars yaayam Urban Sea. gagnante de l'Arc de Triomphe 1993. mais kon Caesar Stars ak Galileo ñoo bokk yaay. léegi comme Caesar Stars papa ji Myler la. waaw Bayit aussi papa ji yaay ji doomu King Mambo la King Mambo Myler la woon aussi. waaw c'était un Myler. waaw mais parfois pédigré dina nax nit. parce que Bayit dañ ko cantonné woon sur le mile. ñu def ko Myler. waaw biñ ko rallongé nag si 2000 mètres wane na sax ne 2000 mètres sax la gën a mën a daw ko sax 1500 mètres parce que mile mooy 1600. mile and half mooy 2400. parfois noonu en Europe c'est comme ça. mooy 2400 comme distance su arc. voilà c'est ça 2400 mètres moo tax parfois nga dégg anglais ñu ne mile and half. waaw si la fas yi mileurs yi juddoo yi mel noonu mais la ligne de Danzig. la plupart ay mileurs leen si sa stage boo xoolee foofu la bokkoon. ñu jub Grand Prix Arc de Triomphe. des na le 2 octobre la defe na. bon Bayit nga ni moo. waaw c'est le meilleur cheval du monde c'est le meilleur cheval du monde. lu waral mu nekk aussi meilleur cheval il faut nga leeralal ñu ko parce que dafa def 10 courses 10 victoires. ah bon loo xam ne papaam defu ko woon. te papaam si 2 ans bi muy njëkk a daw boobu ñi ngi ko boole woon ak bon fas yi nga xam ne écrit boobu laay supporté muy Colmore ku si mel ni Rip Van Winkle doomu Galileo la woon. ak Fame and Glory di doomu Moje. moom lañ ko boole woon ak kii nuñ koy waxatee sax Massey Craftsman. di doomu Dunhill Dancer. bi ñu demee dans les Derby Stakes. ñooñu raw ko Caesar Stars jël 4e. mais Caesar Stars dafa dem ba mu jéggi. mooy baayu Bayit. voilà mooy baayu Bayit. bi mu ñëwee 3 ans ñu yóbbu ko directement dans les 2000 Guinée. mu battre gars yi. sur 1600 mètres. ñu ne peut-être Myler la. ñu jël Caesar Stars yóbbu ko Derby d'Epsom 2408 mètres. mu raw ñaka rawoon. yóbbu ko dans les Coral Eclipse mu rawaat même fas yi. Caesar Stars année boobu dama ko xawoon mere ba mu jege dama ko fa faral. Bayit nag parcours am. 10 victoires la def. 10 courses 10 victoires. 10 courses yi yan ñoo ci gën a ràññee. am na raw na Judgement. raw na les Derby Stakes aussi. raw na ko à 2 ans. bon ñëw na France tamit raw na daaw. raw na.
moom Bayit. moom Bayit raw na. en tout Bayit cas ban écurie la nekk. mi ngi fële Godelfine. Godelfine. voilà ki ñu naan Cheikh Amdan Al Maktoum di rakku Cheikh Mohamed Al Maktoum borom Godelfine. ki moom Dubawi moom moo ko moom. borom Dubawi moom Bayit. déedéet rakkam moom Bayit. rakkam. parce que rakka yi aussi Cheikh Amdan. moo tax gis nga nit looy gëm rek gëm ko. dëgg la. Cissé Sage dafa raw arc en 2009. Cheikh Amdan jël chèque 30 millions d'euros jox ko Christopher Siwi. nekk fas bi laa bëgg Christopher nekk jaay mu Cissé Sage. carrière d'étalon lay def. moo si njëkk indi ay jument fay ñu sayiral ko moo si njëkk a taawlu muy Takruda. Takruda à 3 ans moo rawoon les Epson Ox. ba pare moo ñëw jël arc bi mooy bi Trèfle di doublé noonu. waaw moom moo jëloon 3e parce que Trèfle moo jëloon P. Flingshire di doomu Danzili jël 2e Takruda di doomu Cissé Sage mu jël kii 3e. voilà. macha allah Idi vraiment yal na la yàlla lafal cat quoi. gunge la nag aussi quoi parce que li nga gëstu nii du ay caaxaan. mais maam Cheikh. dinaa dellu siwaat ci yow. ci ki nga xam ni mooy Daaru Saam. Daaru Saam 2100 la. ñu gis ni fas la woo nga xam ni looy gën a dóor muy gën a daw. te grand prix bi ñépp a ko sutoon. yow bi ngay jóge sa kër di ñëw ban fas nga jàppoon ni mooy war a raw grand prix bi. waaw man ci sama pronostic nag. man Maxa Fall laa jiitaloon. da nga ko faral wala da nga ko. non ñu bari dañuy yaakaar ni nag dama ko faral. alors que du far. da ngay pronostiquer wax li nga yaakaar. jusqu'à preuve du contraire lu yàlla sunu borom def nga xam ne noonu la. waaw mais Maxa Fall. Aminou Ouma. moo raw grand prix bi daaw. Auguste. Maxa Fall mësu koo raw. Major. moo mujj raw Maxa Fall. ki nga xam ni mooy Medina. yaakaar naa ni amoon ci moom yaakaar sax moo gënoon a jege am yaakaar ci Maxa Fall fan nga wéeroon yaakaar bi nga am ci Maxa. xam nga dama pronostiqué. te booy pronostiqué di nga tànn juróomi fas di ci des yëpp nga bàyyi leen. te boo xoolee grand prix bi nekk na distance su 2650 mètres. distance su caaxaan. te zoke bi ko doon war muy Papa Ñing. waaw le doyen des zoke. da di ndaanaan. te Maxa mën na distance boobu trop. moo tax ma indi ko jiital ko comme premier. favori. sama deuxième ma indi comme Daaru Sam mi am deuxième. waaw troisième ma def ko Médina. moom jotul sax bokk ci 5 chevaux yu njëkk yi. même Auguste bokku ci. même Auguste bokku ci. waaw ba ci bel bu Abdou Khader Mbaye ñi ngi doon wax naan dina ci bokkam du ci bokk man jàpp ma ni woon sax dina bokk ci 5 fas yu njëkk yi mais moom mujj jël 4e. xam nga loolu dalay wan ni. doomu pur sang anglais. ku nekk mën na raw moroomam. parce que léegi ñu ngi doon wax Daaru Saam. doomu Jimal Kamo la. Jimal Kamo pur sang anglais la ñii ñëpp seen baay pur sang anglais la peut-être degré de sang yi ñoo rawante diggante 3/4 7/8 demi sang ak yooyu. Idi Jimal Kamo xam nga ko. waaw doomu Mies ko San la. Mies ko San di rakk si King Mambo parce que doomu Mr Prospector la ak Miesk. waaw Miesk di doomu Nouriev. Nouriev di doomu Nozen Dancer. waaw King Mambo nag beneen doomam bu ñuy wax spécial zing. waaw mi ngi fii ci Ndakaaru. maître Moussa Mbacké moo ko fi indi. moom it ñu di ko nuyu de passage. mais di féliciter bu baax a baax Omar Bawo Junior. parce que Omar Bawo dafa raw grand prix chef de l'État 2019 2020 grand prix amul mu raw ko 2019 ci fas bu ñuy wax Cotonou 2 2020 grand prix amul 2021 mu ñëw raw ko ci Aminou Ouma 2022 mu raw ko ci ki nga xamante ne si mooy El Capo Omar Bawo Junior fas bi mu rawee 2019 mën naa ni écurie Bawo la bokk. parce que mooy Cotonou 2 Moustapha Bawo moo ko juddule ci fas bu ñuy wax Flavia la baronne de Sala ak étalon bu ñuy wax Soleil de minuit
te Flavia la Baronne professeur Omar Bao moo ko fi bàyyi woon mu dellu siwaat 2021 raw ci Aminou Ouma 2020 Covid bi moo taxoon Grand Prix amul mu dellu siwaat 2021 raw ko ci Aminou Ouma aussi ki nga xam ni moo ko jur di toi et moi ak Flavia mi jur Cotonou ñoo bokk benn baay moom it ci écurie professeur Bao la bokk fas bi mu ko rawee ren nag Moustapha Hachem moo ko jënd Daara Jolof indi ko pour dawal ko course Omar Bao gis ko mu dawal ko ñaari course mu jënd ko ci moom ñu di leen xamal nit Omar Bao vraiment hors des maanaam ginnaaw bi chantage yi jàllee récompensé na entraîneur bi ak jockey bi bon récompense bi jarul ñu ci egg carrément parce que xamuñu fu mu ci toll mais Idi li ma lay laaj xam nga mas nga ma wax sax ni ma Sadezouel mooy meilleur continuateur ou Northern Dancer mais Sadezouel comme moom moo doon baayam te baayam am 662 doom Sadezouel ñaata doom la am Sadezouel atteindre na presque 2000 ans 2000 waaw parce que bu ñu fàttali ne Northern Dancer jamono yi muy sayir waaw boobu du sayir lu weesu 50 juments par an waaw mais Sadezouel daan na sayir au minimum année bi muy nekk xale de 1985 en 2000 daan na def 200 à 250 say par an waaw xam nga Sadezouel moo doon Northern Dancer bon fekk ñoom Danzig ak ñëpp a nga fa Sadezouel ku ko doon non Galileo da ko doon ba pare raw ko parce que doomam la waaw Galileo non seulement côté course moo daaxoon daw Sadezouel parce que time forme Sadezouel 126 lañ ko noté Galileo time forme mi ngi ko noté 134 rating waaw mu jëloon le meilleur 3 ans de l'année Galileo l'étalon magique waaw mu def fi nag mu ñëw raw Derby d'Epsom mooy fas bi njëkk a rawal Aidan O'Brien entraîneur Derby d'Epsom Aidan O'Brien voilà Galileo moo ko njëkk a rawal Epsom en 2001 voilà mu def doublé Derby d'Epsom Derby d'Irlande lu raar nag parce que ça fait 20 ans ba daaw sëtam moo ko defaat waaw ñu koy wax kii ADR bi rawoon daa Epsom daaw moo def li Galileo parce que ADR yaayam Galileo ko jur parce que ADR yaayam doomu Galileo non dama juum Frankel moo ko jur Frankel rakku Galileo la non Frankel doomu Galileo la voilà doomu Galileo la ba daaw ba kii Frankel daaw moom moo détrôné Galileo tamit ce titre championshire waaw champion du monde des étalons l'année dernière c'est Frankel Galileo ni mu defoon Sadezouel noonu la ko doomam def après bi baay bi génnee àdduna waaw la Frankel sampu parce que Galileo malgré wàcc na daaw mais terewul ay doomam a ngi daw parce que amoon na fas yi mu tëboon avant ñu koy kii ba pare amoon na tamit ay 2 ans ak ay 3 ans yoo xam ne dawaguñu woon mais Frankel non seulement moom phénomène la dafa mën daw ba pare dafa mën jur actuellement tey jii bu fi course yi yemoon tey moom mooy nekk champion du monde des étalons ndax ay produits cheval de course la père de gagnant la waaw père de gagnant la lu raar dafa boole ñaari comme papam rek c'est le meilleur fils de Galileo en piste c'est le meilleur fils de Galileo en termes de reproduction malgré am na Churchill aussi Churchill moom moo jur Vadani moo raw Derby d'Epsom non Jockey Club bi mu rawee Jockey Club ñu yóbbu ko dans les Coral Eclipse mu gagné les Coral Eclipse comme daaw li Saint-Marc Basilica defoon dafa affronté ay magam gagné leen kooku tamit favori la si arc bi mais dina xaw a teel tuuti am na ñeneen ñuy ñëw dinañ leen téye mais arc bi 5 yi ko mujjee raw rek laa bëgg nga waxal ma leen sa daaw ki ka raw muy Torquator Tasso waaw 2021 Torquator Tasso ka raw Torquator Tasso di doomu Edelflug In the Wing Sadezouel Northern Dancer 2020 kii moo ko raw nu ñu koy waxati Sotsas di doomu Seyuni Pivotal Polar Falcon Nuriev Northern Dancer 2019 kii moo ko raw Volges di doomu Galileo Galileo Sadezouel Northern Dancer 2018 ki ka raw non 2018 Enable Nathaniel Galileo Sadezouel Northern Dancer. waaw 2017. Enable encore. moo ko tegale waaw. Galileo Sadezouel Northern Dancer. 2016
Found, Galileo, Sad as well, Nozen Dancer. 2015 Golden On, Cape Cross, Green Desert, Danzig, Nozen Dancer. bu ñu ko toppee ba 2000. Même 2015. 14, 13. yëpp Trêve la. waaw. Trêve ñaari yoon Nozen Dancer. yow sax wax nga ñetti yoon. waaw. 2012. Solemia. waaw moom itam. Polyglotte Sad as well, Nozen Dancer. kon Nozen Dancer. toujours mooy ñëwaat c'est l'étalon du siècle. nommé nañ ko woon étalon du siècle Nozen Dancer. Maam Cheikh course bi la gën a marqué ren. ci Sénégal fii. course bi moo gën a marqué nag mooy poulain de 2 ans yi. bi Tawfekh di raw Perlefine. Thiès jour Grand Prix chef de l'État. jour boobu noonu course boobu moo ma gën a marqué ren ci course yi. ndax boo xoolee Perlefine dafa nekk poulain de 2 ans boo xamante ne dafa ñëw dëggal boppam. muy doomu Parati. waaw Parati di doomu mag fi mu ñëw dëggal boppam. nga xool écurie Lamba Faar dugaloon ci ay poulain de 2 ans. ñu am bon départ ñu dóor Washington mu xëy dem tet rayante ak Perlefine répondre bi ñuy ñaareeli ci la Tawfekh ñëw man ko enveloppe bi daal di tekk si raw. course boobu moo ma gën a neex ren ci course yi. moo la ci gën a neex. xanaa da nga faral Tawfekh. non man Tawfekh ku ko moom. Tawfekh Omar Bawo moo ko jël. écurie Lamba Faar écurie Lamba Faar la bokk. non Omar Bawo moom. bon gis naa ni mi ngi gagné. te gëm naa ni day gën a gagné. parce que bon ku fonk doomu aadama la. ku fonk nitu fas la. te lépp loo nga xam ni génn na ci làmmeñam bu soobee yàlla bu dundee rek da koy def. kon ñu di ko ñaanal mu yàgg a dund quoi. et puis avenir course moom da cee am part de responsabilité bu mag. ñu bari sax yaakaar nañu ni fa course jëm moom moo ko fa war di eggale. Idi jour bi ma jëkkee gis Parati foire ñu exposé ko. ma woola ni la Idi dama gis fi benn étalon bu tudd Parati nga ni ma may ma 10 minutes. boobu dama jàpp effectivement. waaw 10 minutes après rek nga woo ma. ni ma Parati boobu doomu mag fii la. mais Idi fan ngay gëstoo affaire yi. non man nag dama yàgg bëgg a fas nag. mag fi doomu kan la. doomu Dubawi la. Dubawi. waaw Dubawi doomu Sikking sa Gold. waaw. waaw Dubawi non du doomu Dubai Destination. non Dubai Millennium moo ko jur. Dubai Millennium au lieu de Dubai Destination. waaw Dubai Destination King Mambo moo ko jur. waaw. voilà Dubai Millennium. Dubai Millennium Sitting the Gold. voilà Dubai Millennium Sitting the Gold Mr Prospector. waaw sans natif danseur la. voilà. ndeysaan. mais McPhee en 2010 McPhee a été le meilleur mileur de 3 ans en Europe. McPhee moom dafa doon na. parce que en 99. maam ji muy Dubai Millennium. waaw moo raw prix Jacques Lamarrois en France. Dubawi en 2005 moo raw prix Jacques Lamarrois. McPhee en 2010 moo raw prix Jacques Lamarrois. donc c'est l'histoire. en 2010 waaw McPhee. waaw ba pare mu nekk le meilleur mileur la woon. mileur la woon waaw actuellement mi ngi Japon. fi ñu naan Red Femme foofu la nekk actuellement. McPhee. ah bon mais à part Frankel. actuellement ni ban étalon la ñu ciblé. Six Stars. waaw oui ñoom ñaar moom ñoo koy joxante actuellement. mais kii nekk doomu Galileo kii nekk rakku Galileo. waaw non ren moom dina metti. ren gëm naa ne arc bi moo leen di départagé. arc bi yow. waaw exeegul bon xamaguñu yan fas ñoo engagé yow dañ lay woowaat. incha allah parce que am na benn année mooy bi ñu yaakaaree ne trêve de triplé arc bi. nga ni ma. yaakaar naa ni bu fekkee trêve day am défaite. Golden On moo ko koy teg. effectivement ñu dem Golden On raw. waaw parce que trêve yi boo xoolee yi mu rawoon yëpp terrain souple la. terrain souple la rawoon. waaw mais keroog boo fàttalikoo dama la oo ma ne la France nu mu mel nga ne ma dafa sedd. nga ne ma sax sama bopp day métti ma ne la terrain bi dafa sec. nga ne ma waaw ma ne la trêve du raw course bi. nga ne ma foo ko teg ma ne ka du yàgg. même dama la invité sax ci beneen télé nga ni ma. Golden On mooy raw trêve. si parce que xam nga fas day toll ci état. fas day neex parfois du jockey du entraîneur mais fas bu décidé daw rek day daw mais Golden On keroog boo ko xoolee biñ ko wàccee aéroport. ba yóbbu ko ba Longchamp ni mu concentration bi mu àndal. day xam ne kii daf fas yéenee daw. ba pare aussi papaam Cape Cross mileur la yaayam tamit di Flèche d'Or. si ñoom Nouriev la ñooñu. donc bon ci la bokk quoi. voilà sëtam la parce que Nouriana lañ jël jox ko. Nouriev waaw Flèche d'Or juddu. bon Nouriana lañ jox Nouriev
Flèche d'or judd. non kii dafa jur Nourieff dafa jur Nouriana. waaw ñu jël Nouriana jox ko King Mambo. Flèche d'or judd ñu jël Flèche d'or jox ko Kip Cross. moom dafa am sang wu Northern Dancer. waaw am sang wu Mr Prospector. bu nekk da nga si am ñaari yoon. mais pourquoi ñu naan sang wu Mr Prospector te Mr Prospector maamam mooy natif danseur. waaw cousin wu Northern Dancer. en même temps moom doomu Reis natif la. waaw am ñu mu bokkal baay. te ñu mu bokkal baay man dama ci xamul kenn ku dul Mr Prospector lu parce que moom moo ci gën a fes moo si gën a jur. xam nga fas moom li tax ñu di la lu tax doo fay. waaw mooy say doom. parce que tey Galileo tey du fay mukk. déedéet. parce que ku jur 91 doom yu raw groupe 1. parce que Dan Hill moo baatoon record loolu def 89 doom. Sadaswell 84 doom la defoon. yu raw groupe 1. Dan Hill def 89 doom. Galileo mi ngi si 91 te pareegul. parce que am na doom yoo xam ne juddu neen après sa mort. dinañ daw te ay doomam ñu continuer daw. te arc bi lu mu dee di nga gis ñaar ba ñetti doomam yoo xam ne dinañ ko représenté waaw. maam Cheikh. waxal li ngay tàggoo. après Idi tàggoo ma tàggoo. parce que lu neex du doy. mais nag li ci kanam raw li gët dinañu fi daje lu bari bu soobee yàlla. waaw sama kàddu gu mujj mooy dama lay sant yow bu baax a baax di la gërëm. di sant père Mamour Gueye bu baax a baax di sant waa Thiès di sant waa Arcos fi ma dëkk. di la sant bu baax a baax a daax. mais bu fi tuddati ko sant Guèye di sant Guèye. waaw yow de jaw nga sant yéen a yem. di nuyu Papa Ndaw ak Ahmed Daba ak Pape Sall. ak Serigne Ndiaye maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziar. di nuyu waa képp koo xamante ni rek turfiste la maa ngi koy bëgg di ko ziar. di nuyu waa Sénégal di nuyu waa AJTS. di leen ziar ñoom ñëpp di leen bëgg di leen jox seen wàccuwaay waaw. Idi. waaw maa ngi lay nuyu yow tonton Matar di nuyu suma rakk tamit. Mame Cheikh Diaw vraiment di am contentement pour bokk ak moom plateau bi. parce que ñooyam bëgg. waaw man moom bu si xëy jàpp naa ak xarit bi. waaw dinaa la booleeg moom bu gën a baax. parce que yéen a bokk jamono. waaw ñun sunu wàll ngi wéy. waaw di nuyu Thiès foofu nag. am naa fa xarit muy Pape Sall. moom sama waay la. dëgg la moom dañuy déggante. wax dëgg neex yàlla nga nuyul ma ko bu baax. di nuyu ki dëkk Sébi tamit di Fari Ndiaye moom mooy borom Frankel moom dafa bëgg Frankel loo waxoo Frankel. waxoo ko dara Fari. maa ngi koy nuyu di nuyu suñu waa kër nag ñëpp tàmbale ko si sam papa samay mag ak soxna yee ne kër ga di Fatou Ba ak Sarka Jaxate ak xale yi ak Mariama Mama Mati ak bébé Amadou maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp dëgg neex yàlla waaw ak sa chéo yi ban raaf la ñooti sax boor bul boo Idi nag day am ay boor bul boo gisee ku bëgg chéo boor bu baax xam nga boor xaj yu mën a garder lañ ci kaw loolu Idi ci loolu lay yëngatu li gën a wóor bon ku bëgg boor daal nga woo ma jox la Idi quoi di leen tàggu fii ba beneen yoon incha allah di nuyu nag man tam sama soxna parce que bon xol du màggat maa ngi koy nuyu bu baax a baax madame Seck di nuyu njaboot gi yëpp di nuyu ñi nga xamante ne si ñoo yore seen télévision di seetaan la RTS 1 di leen sant ba beneen yoon jërë ngeen jëf Njaay ci réalisation bi